fan yii nii démb ak bërki démb ñu dégg scandale bi audio yi naka la demee. waaw donc nu mu demee mooy ne que man à 1h07 lañ ma woo. parce que waa ji mi ngi doon soog a ñëw fii si résidence bi. daal di laajte ne dafa bëgg appartement meublé. ba mu waxee loolu daal koy nag il s'est adressé à la mauvaise personne dem gis benn agent de sécurité laaj ko loolu. donc ñoom ba ñu cegee si biir oto bi ñu gis fa qu'il y avait des xale yi fa nekk ay xale yi fa nekk. donc ñu topp ko bañ demee ba topp ko ba gis ko fu mu dugg ak furtivement ñu xale yi dawee dugg ñu xam ne que y a quelque chose de louche. bañ ma woowee si la ñu dem ñu fëgg ko parce que magum jëmm ànd ak ñaari xale yu ndaw y a quelque chose de louche di jël appartement meublé. donc te comme que ñun yooyu ñaawteef yooyu dañ koy bañ donc il fallait que ñu dem seet lan la woon parce que ñun sax xale yi mënuñu woon imaginer que ay majeur lañ parce que tellement elles sont frêles na ñaa ndaw si lañ dem fëgg mu ubbi ñu ne ko koo fi nekkal mu ne sama jabar. donc ku ki loué appartement bi daal di ñëw ñu ne ko kii dafa am ay xale yu jigéen ñu nekk si biir mënuma déedéet parce que man ba ma koy loué dafa war a voyager suba day ñëw pour noppale ko donc foofu rek xam nañ ne que y a quelque chose de louche ñu dugg fekk xale jigéen ñi nekk di làqatu si biir douche yi. si lañ ko génnee ñu dem poste ba pour mu expliquer wu wax donc si après moult questions si lañ gis ne que donc dafa ñëwoon pour ànd ak xale si appartement bi. donc ñoom ñoo ko dégg woon sax ak xale ñoo ko dégg woon donc def seen plan si à travers seen message WhatsApp yi def seen plan yëpp tëral yëpp. pour bu ñu ñëwee ñu dem def li ñuy def. mais il y a eu des auparavant il y a eu ñoom lu ñu jot a def xale yi. mooy def ay photo ay vidéo yoo xam ne nii. yéen après noo leen xamee vidéo yi ak photo yi. non parce que xale yi ba ñuy ñëw donc comme que amoon nañ déjà rendez-vous. fii ci résidence bi dafa am seen i waa koñ ñoo xam ne nii nañ doon def fête fii. dafa tombé waale ñu xam ne ñooñu dañuy ñëw. ba ñu xamee ne ñooñu dañuy ñëw ci résidence bi donc looloo tax xale yi jox ko rendez-vous fii ne ko na ngay dem ci résidence bi nga wut fa appartement donc ñooñu. seen waa kër indaale leen ba ñu ñëwee nag après ci la ñu génn ba ñu génnee daal di waa ji xaar leen. ñu dugg ci oto waa ji daal di dem nag uti ji nag néeg bu ñu jëm. ñun aayewul kenn bul ñu cité bi mais xam nga nag dëkk ba kër ma jàmm gën wala nga dëkk ba kër ma saar wala Pikine ñëw fii di fi def naka su dul noonu loolu aussi c'est pas normal de pour taqa deru ñi dëkk cité bi la te benn habitat bu dëkk cité Mixa du ko fi def ndax cité Mixa ñi fi dëkk ñëpp ay nit ñu jub ñu baax lañ waaw aayewul kenn bu fi ñëw aayewul kenn bu mu ñëw def feet wala mu def leneen mais yu bon yi ñuy def di jël tëddee doomu jàmbur yi wala ñu fiy indi leneen moom la ñu aaye ci cité bi lañ bëggatut ko fi def ndax nañ doon fi dëkk nekk fekk suñuy doom nekk fekk suñu njaboot ah fi nekk boo nee Mixa laa dëkk sax ñu ngi lay xoolaat te Mixa ñi fi dëkk xamuñu li xew ñi dëkk cité Mixa xamuñu li xew danga démb ñun dañu doon woo téléphone duñu laaj yéen lan moo xew seen cité bi yëg sax peut-être di yëguñu ko woon dañu obligé bi ñu woowee téléphone ku nekk sa mbokk di la laaj ci lañ mujj obligé woo madame Giro suñu délégué de quartier ci la ñu expliqué. naka ngeen xamee affaire photo yeeg message WhatsApp yi léegi ñoom ñu àndal. ba ñuy woowee kenn ki yaayam di ñëw. kooku yor nañ numéro de téléphone yaayam keneen ki ñu ne ko sa numéro de téléphone yaay mu ne xamul ko xamoon nañ ne que c'était pas vrai ñu ne ko léegi am sa portable comme ça ñun ñu xool. mu ne portable bi ñoo ngi ko bàyyi ci kër gi ñu nekkoon doon dem fête. kon xale yi dañ nekkoon ci fête waaw ñu woote ci portable bi nag benn dëkkandoom nag su ko jël portable bi daal koy indil ñu ko. donc kooku il a eu am na benn flair bu ndaw bu mu amoon. parce que dafa ba mu jëlee portable bi daf ko ubbi. ci yoon bi gis vidéo yi gis message yëpp donc ñun on n'était pas encore au courant. kooku seen morom la. seen morom la moo leen mag tuuti. donc ba mu ñëwee nag gis waa ji gisoon photo waa ji ci WhatsApp bu xale bi mu ne kon kii mu doon joué loo film yi ak photo yi xale yi ci li ñu ñëw nag ñoom parce que comme que ñoom ñoo ànd ak xale yi il fallait que ñoom ñu dégager seen responsabilité donc ci la wax lépp ne nag kii mu ngi ci WhatsApp xale yi moo joué loo xale yi lii génne nag message yëpp nag déroulé ñu ko ci la ñuy soog a xam nag qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est comme ça que ça s'est passé. léegi après ngeen woo parents xale on a appelé les parents parce que ça c'était la moindre des choses parce que ay xale lañu. duñ leen
tëj lu kaso ñun loolu duñ ko def. peut-être que beaucoup ont pensé que ne nañ leen yóbbu police ak yooyu non. mais ay xale lañu il fallait que seen parents xam li ñuy def. donc on a appelé les parents. les parents sont venus. le monsieur aussi son épouse est venue. donc on a réglé le truc à l'amiable bien que jël nañ seen i coordonnées si registre des vigiles jël nañ seen i coordonnées ñoom ñëpp seen numéro de téléphone on a confisqué les téléphones pour en cas bu police autosaisirait affaire bi que les preuves restent parce que bu ñu leen joxoon seen portable dañuy effacer yëpp. te ici y a la loi bien que ñun bu ñu amee yërmande baal leen tamit mais police mën na leen woowaat donc il fallait que ñun ñu assurer suñu derrière téye portable yi d'ici quelque temps si rien ne se passe on leur rend leur portable. c'est ça. donc mais Ndoye Bane naka la yëgee affaire bi. non on l'a appelé. on l'a appelé parce que bii moom jonkonte nañ fii affaire yu graaw mais par rapport au message WhatsApp li ñu gis ci message WhatsApp yi mënuñu ko wax nit ñi di ko dégg. c'était Ndoye Bane dafa ñëw wala. dafa ñëw fekk émission samedi bi dafa jeex rek mu daal di ñëw. mu daal di ñëw donc li nekk ci message WhatsApp yi kenn mënu ko wax nii rajo wala télé ñu di ko dégg. dafa passé woon suñu entendement on était dépassé dans les événements ci événements yi. yaayam ba mu ñëwee xale yi seeni parents yi mosu ñoo xam ne lii la ñu découvrir ne xale yi li ñuy def vraiment doy na waar ci ay xale yu ndaw. seeni messages yi ay messages yu obscènes ya nga xam ne ni kenn mënul la ko définiral benn yoon. donc il fallait qu'on ñu frapper fort. def bataille médiatique bi. que genre yi nii. bañati di ñëw fii ñun terew ñu ko ñëw fii que les gens viennent habiter parce que ñun ñu fi dëkk te ñu ngi defar dëkkuwaay bi mais genre yu mel noonu comme waa yu mel noonu genre yooyu bu ñu amatee lu ñuy def yu ñaaw yooyu nañuy dem dans les hôtels ou les résidences. mais waa ji jabaram lan moo nekkoon réaction moom. jabaram comme yow tey bu ñu la woowoon rek. dépassée par les événements jooy. elle était désespérée. désespoir profond elle était désespérée sidérée. mënuma la expliquer la réaction de la femme ba mu ñëwee. mais il fallait que jabaram yëg ko parce que daf ñu ñaan ñu yor xol bu ñu ko yóbboo kaso xale yi dinañ tëdd xëy na moom tam na tëdd ñu nar ko baal mais nag il fallait que ñii ni ñu wooyee seen yaay mu ñëw mooy tam jabaram ñëw. te jabaram ñëw na après jabaram elle a demandé à partir elle est partie son frère est resté les autres aussi leurs parents sont intervenus ñëw nañu déplacé wu nañu fu ñu gën a sori ñëw ñoom ñëpp mosuñoo xalaat nekk seen doom nii la mel. d'accord léegi mais ci bi affaire bi explosé ci média bi yooyu am na commentaire yu ne xale yi am nañ plus de 18 ans. ça veut dire que te ñoom tamit waa ji forcé wu leen. kon waa ji amul benn toog boo xam ni daanu na ci kawam. waaw loolu woon nit ñee koy wax rek mais waa ji li mu doon waaj a defat xale yi ku ñu ko defoon sa rakk wala sa doom du la neex waaj bi rek laa wax parce que ñun ni ñu intervenir rapidement moo tax tëddulat xale yi mais ku ñu fa fekkoon sa rakk wala sa doom du la neex. mais si audio yi xale yi dañ ko naroon teg dil dañ wax. looloo si gën a ti grave xale yi dañ ko naroon teg dil dafa naroon commencé nekkat xale yi yuuxu ko ne viol. te xale yi sax mesuré wu ñu sax liñ naroon def parce que mënoon na leen rey foofu par désespoir mënoon na leen rey foofu parce que magum jëmm nga nekk dama lay violer di ko chantage lépp mën na la ko fa def xale yi mesuré bon xale la ñu. du ñu réfléchir bu baax seen i acte mais ñoom loolu lañ naroon def te et puis lan moo ñu si leer. dara leeruñu si ñoom loolu la ñu wax. pour sama bi mën nañu wax loolu mais dara leeruñu sax que est-ce que ñëwuñu woon pour def li ñu programmé woon carrément génn dem seen yoon. bon jàpp nañ leen wax nañ li ñuy wax loolu rek la ñu mën a gëm mais dara leeruñu si. mais en retour waa ji lan moo siy tooram ci affaire bi. non lu siy tooram mooy. moo mag xale yi mun na leen jur laa la wax. mais xale yi consentante nañ. consentante lañ ñii ay xale lañ boo leen gisee nga xam ne xale lañ nii rek mais du ay xale yuy réfléchir du ñuy réfléchir du ñu ay xale yoo xam ne dañaa jóge si ay kër yu bon. on a parlé avec leurs parents xale yoo xam ne ni xëy na ñoom ñoo tës seen tëw bopp mais seen parents yi def nañ éducation bu ñu munti di def nañ ko pour seen i doom baax waa ji bu ñu ne amul tort parce que dafa bàyyi jabaram magum jëmm nekk ci WhatsApp di waxanteet xale yi di wax lu bon ay yi fa nekk nee naa leen mënuma leen ko expliquer boo leen ko liiroon ci ngeen di xam waa ji na ngeen naan kii est-ce que il n'est pas malade na ngeen naan est-ce que kii il n'est pas malade ça veut dire que yàgg na ko def. parce que ki ko booleet xale yi c'était la même chose kooku dafa pare si moom boole ko xale yi ne ko am na xaalis donc mobile yëpp xaalis la donc moom waa ji yàgg na ko def c'est ça le problème donc genre yu mel nii si société bi bu ñu leen arrêté wul feebar yaa ngi fi mun na mujjee crime mun na mujjee lu nekk ces genre de personnes là il faut ñu arrêté leen ñu arrêté li ñuy def xale yi te ku nekk sa doom mun na si jaar wala sa rakk
c'est des gens yoo xam ne nii ils doivent arrêter li ñuy def dañ ko war a cesser. parce que du ñu def lu baax te c'est pas te yàgg na ko def. li fi xew ngir yàlla yonent bi nañ ñu jàppale cité bi defar ko ñun ñëpp ñu bokk ndey ak baay mën a defar cité bi mën a jaar yoon. waaye bu nit ñëwee ànd ak corom wala ànd ak ay gelam ça dépend ñëw mu majeur ki muy àndal majeur ñu ñëw bëgg jël appartement meublé cité bi. mais loolu kooku moom la engagé ñun suñu yoon newu ci loolu kooku bu ko defee moom la engagé leneen lu ko ci mënti fekk problème am la mais lu bon lañ fay aaye bu nañ ñu dimbali ngir yàlla. lu bon maanaam. waaw lu bon lañ fa bëgg a tuut. maanaam mooy comme li fi waa ji def barki démb rek dem jël ay mineur indi leen dugal leen ci appartement ñaari jigéen bëggoon leen tëddee di leen wax photo leen seen i taat ak def leen néeg def leen naa mais loolu lañ bëgg a tuut bëgguñu ko cité bi. cité bi mixta mi ngi ne di jaay ay appartement macha allah cité bi normal baax calme mais ku fi ñëw dañu war a jàppale ci xeex bi ñuy xeex ñi fi dëkk aussi dañu war a jàpp bu baax cité bi mën a jaar yoon normal parce que ku fi dëkk jënd fi sa kër yi appartement yi cher nga jënd ko je me suis dit que xanaa la moindre des choses kay war nga mën a dëkk fekk sa njaboot ñi fi dëkk di xeex loolu war nga ci mën a jàpp pour loolu mën a jaar yoon ñun loolu rek lañ fi bañ sinon aayewuñu waxuñu fi waxuñu kenn bu mu fi ñëw wala leneen mais jóge ba Pikine wala nga jóge ba Kër Massar ñëw fi di fi def naka su dul noonu loo xamante ne nii lu bon la jël doomu jàmbur yi indi leen fi di leen tëddee mais loolu vraiment loolu dafa ñaaw sax. bi ñu fi mujjee ñëw waxtaan ak yow yaa ngi doon wax ne Mixa mi ngi def ay jéego ci appartement meublé loolu tey jii nii lan ngeen xalaat gën ko yokkuwaat pour loolu jóg fii. sensibilisation gën a yokk rek ñun duñu ay gendarme mais quand même dañaa dëkk si dëkkuwaay boo xam ne ni les gens ont peiné pour rassembler de l'argent jënd seeni appartement nekk fa ak seeni doom Mixa ñi fi dëkk dafa bëri ñi fiy ñëw di def lu bon yëpp dëkkuñu fi donc ñun lu ñuy wax nit ñi rek mooy mais ñëw leen ñun fii kenn terewul nit ñëwaat kilam dëkkuwaay la mais quand même am na yenn objectif yi ak yenn yu bon yoo xam ne ni boo koy def yemal fa nga dëkk parce que ñun bëgguñu tur bi nga xam ne ni moo law ci résidence bi continuer di law non parce que c'est donné citoyen ñoo fi dëkk jënd seen kër ñoo fi dëkk vraiment on a à éduquer nos enfants loolu yëpp daf fi am donc ñun terew ñu ko fi ñëw non on est pas la police on n'est pas la gendarmerie mais quand même am na yenn yoo xam ne ni c'est trop ci dëkkuwaay parce que c'est réputation résidence bi la ñu bëgg a yàq te duñ ko nangu loolu kese la mais ñun interdiruñu non on n'est pas la police vraiment que les gens viennent habiter jéego yu ñuy def xeex yu ñuy def dina leen tranquilliser pour ñu ñëw xam ne que fii kat société boo gis résidence boo gis dëkkuwaay boo gis am na fa des taax mais quand même ñun ñu ngi góorgóorlu pour fii ñi fi dëkk yëpp nekk dans la paix et dans la sérénité dans la quiétude. am na benn anecdote moo bëgg nga ñëwaat ci. mooy comme ñi ngi ci cadre bii mooy bi ñu fi mujjee ñëw. mooy bi la ASP yi woowee xale bu jigéen bi doon waxoon dañuy def affaire massage ni day jaay boppam. te ñooñu sax dégg naa dellu si nañu. anecdote bi mais waxaat ñu ci anecdote. waaw bon parce que dañu ko suivre nañu am nañu fi nekk salon de massage. ah bon donc ñu rassembler suñuy preuve taxaw di leen seet vigile yi taxaw di leen seet lu balcon bi ñu nekk donc ba gis ay éléments yoo xam ne ni tax na ñu xam ne que fii li fi nekk c'est douteux ñu ñëw fa ba ñu ñëwee fekk nañu góor ñi toog di xaar ba ñu dugg see aussi fekk leen fa donc comme ñun dañaa respectueux suñu bopp ñu wax leen calmement respectueusement ñu reconnaître après ñu dem mais cas bi ba mu ñëwee barka démb samedi nee nañ ma ko dellu si nañu. ñooñu. wax nañ ma ko ne dellu si nañu wax nañ ma fu mu nekk duma si boole wax parce que c'est comme salon de massage kese na ngay dem jël fii si centre bi ay magasin kese la nga jël sa magasin très visible salon de massage man mii soo bëggee massé nga xam ne may sonn ba dee ma ñëw massé wu nga def ko sa appartement nit ñi di ñëw nit ñi di leen gis say dëkkandoo di leen gis ah ñëpp xam li ngeen di def góor ñi di fa dugg loolu nañuy yàq suñu doom yi nañuy yàq suñu doom yi fii xat na xataay boo xam ne ni mënoo fi def lu ñu gisul te sekkoon massage rek yem si massage barke Sëñ Tuubaa du ñu wax mais massage rax la dafa rax massage te yooyu mooy yàq cité bi pourquoi loolu lu bon ñu def ko fii nous c'est la question qu'on se pose mais il y a des auberges et des hôtels partout mais pourquoi tout ce qui est mal non c'est la résidence de la paix qu'on doit aller ñun loolu la ñu bañ loolu la ñuy bañ te ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan dëgg-dëgg nit ñi
nañ ñu protéger ci dëkkuwaay bu ñu amee lenn li ñuy def nañ ko dem def fi ñu dëkk te ñu bàyyi ñu fii parce que ñun léegi nelawtuñu yendooltuñu li ñuy wax ci ñun non amul te dafa même fekkee ne am na y a des poches toujours kii yuy résister te poches yooyu yëpp dinañ fa egg dinañ leen arrêter li ñuy def donc que tout le monde xam ne que on est là on baissera pas les bras la bataille va continuer ba ku nekk ñoom ñëpp di def lu bon ñi leen di permettre sax ñuy def lu bon ci cité bi xam ne que ñun dinañ ñëw seen kaw dans le plus respectueux nu mu gën a respectueux dinañ ñëw waxanteeg ñoom ñu arrêter sensibiliser leen wala def leneen loo xam ne peut-être c'est la loi qui va sévir.